ndax vraiment man je le connais pas donc gis naa muy agir à travers la presse ndax forum du justiciable boo xamante ni daanaka benn nit rek la ñuy gis amaan na xëy na am na yeneen membres mais ñun kenn rek la ñu am muy Babacar Ba dossier bii mu wax ci ne président Ousmane Sonko andi ay leeral man der gënu man kër Mamour Diallo wala consort ñi nga xam ni seen yitte yëpp mooy seet ni ñu mën a dundee ci kaw Sénégalais yi ñooñu seen jëf man waxuma ko jëlale naa ko parce que loolu la ñu xam loolu la ñu mës a def lu ñu mës a def leneen loolu lañ xam ci loolu la ñuy nekk man loolu garaaw man loolu étonné ma mais li ma mën a étonné dama koy wax ndaw Sénégal yi def politique bu leen nangu nit ñoo xamante ni seen avenir presque dafa jeex yéen ngeen ni ndaw ñu leen ñu dugal ci yoo xamante ni ëllëg yéen a ciy des bu ma gisee ñi nga xam ni dañ di ay ndaw ñu leen ni manipuler pour régler ay problème personnel daf ñuy métti te Babacar Ba ci la nga ne noonu président Sonko réagir je pense que boo dee homme de droit bu fekkee ni li nga wax ni homme de droit nga et que mooy def comme ni ko ñeneen ñi defee te nekk ci société civile wala ñuy avocat mooy na procureur justice wala juge d'instruction def liggéeyam ci dossier bi loolu moo war a nekk sa réaction mais pas wax naan la président Sonko réagir boo ci insister nag dafay mel ni da nga am leneen loo bëgg te loolu nag day nekk ci beneen terrain te yaakaar naa boo ñu ci fekkee itam dinañ ci jàkkaarloo ak yow mais bu fekkee ne da nga tenir à ce que sax ci cay principe yi nga xam ne moo tënk sa liggéey moo di wàllu droit sa réaction moo war a nekk wax procureur mu def liggéeyam wala juge d'instruction mu def liggéeyam comme ñu ko say moroom yi nga xam ne ay homme de droit lañ wala nekk foro kii nekk société civile ni nga ko waxee yow noonu nga ko war a waxee bu fekkee ne nag da nga ciy insister boobu dina niru leneen te yaakaar naa itam duñ la ci seetaan beneen bi Charles Faye dama koy tudd parce que keroog ci affaire bi El Malick demee TFM mu ngi wax naan xam nga ku wax weeru Sénégal dafa bëri ñoo xamante ni seen casquette dañu bëri ay casquette mais li olof naan ku wax weeru keroog dafa wax weeru ndax keroog ñëpp gis nañ comportement balaa may daane dafa laa tëjee Atlas ak Mercalex Sénégal yéen laay waxal Mercalex ñu ngi ko créé en 2014 registre de commerce bi bis bu ngeen ko yoree du ngeen ci gis turu Ousmane Sonko wala luy niru ni moom 2014 lañ ko créé te 2014 bi ñu koy créé Ousmane Sonko il était encore inspecteur des impôts et domaines loi bi may ko pour mu am cabinet fii kenn ki fi nekk fonctionnaire te am créé société xam nañ kan la te mooy Aliou Sall ndax loi bi da ko bañoon mais moom daf ko defoon 2011 mais 2014 Mercalex bi ñu koy créé Ousmane Sonko mu ngi nekkoon inspecteur des impôts et domaines loi bi tere ko amul woon droit ñu radié ko de la fonction publique mais nit nag buñ ko dàqee ci fa mu doon liggéeyee yoon may na ko pour mu dem uti beneen liggéey loolu yoon terew ko 2016 lañ ko dàq 2017 la dugg Atlas Group mai 2018 jàpp leen date yi bu baax parce que moo leen di permettre ngeen xam li xew ndax ñoom waa kër Mamour Diallo yi ak avocat yoon boobu li ñu bëgg a def mooy fàtte wax ci 94 milliards ñëw ci ay Atlas ak Mercalex jàpp leen date yi Mercalex 2014 lañ ko créé Ousmane Sonko mu ngi nekk fonctionnaire ñu dàq Ousmane Sonko 2016 lañ ko dàq mu dugg Atlas Group 2017 dossier bii bi mu koy yóbbu ci procureur boobu mai 2018 la giseegul sax ak famille bi août 2018 ci la toog ak famille bi parce que famille bi dañ dégg ni dossier bi am na ku ci def ay jéego ci wàllu justice ñu ne nañ ko dem seeti moo tax mu recevoir leen août 2018 te ba mu leen recevoir Maître El Hadji Diouf dossier bi muy yor di lim ay tur loolu feuille de présence la mooy séance boobu ba mu leen recevoir te yaakaar naa ci période élection yi dégg ngeen fi benn audio bu doon daw audio buñ naan audio bi moo takkal Ousmane Sonko amul benn audio bu takkal Ousmane Sonko te audio bi mu ngi fi dama leen di ñaan ngeen def tout pour dem déglu audio bi ndax audio boobu ñoom dañ ci fay xaalis bu bëri dem jënd ko
pour ne dañuy takkal Ousmane Sonko mais audio bi ñoom bi ñu ñëwee dañoo monter parce que dañoo dagg ay séquence monter ko pour andi rek jeexi jaar ci xelu Sénégal mais fépp fu ñu monter mënuñoo fexe ba am parti boo xam te mën nañ ci takkal Ousmane Sonko finalement ñu jël audio bi bàyyi ko noonu mu nekk ay 1 heure de temps et quelque audio boobu noonu ñoom dañu gëmoon ni dinañ ci dégg lu mën a takkal Sonko bi muy toog ak famille bi président Ousmane Sonko da leen ne dossier bii amul yoon moo tax Charles Faye dañ koy défier mu wax ñu ban loi moo mën a tax Ousmane Sonko yor cabinet ne du dugg ci dossier ci ak dossier bu mu mën doon Charles Faye ñu ngi lay wax nga génne ñu loi boobu ñun bëgg nañ xam loi bi Ousmane Sonko bi mu toogee famille bi da leen ne dossier bii amul benn loi bu ma mën a tere ma jël ko sama déontologie may na ma ko éthique may na ma ko yoon may na ma ko mais du ma ko jël parce que am naa lu may bañ te am na lu ma warloog Sénégalais yi du ma ko jël donte ni yoon may na ma ko donc bu ngeen fexee audio boobu noonu dinañ fexewaat mu circuler ngeen déglu ko attentivement donc ñi nga xam ne dañ ciy andi koo xamante ni yow 2014 lañ créé cabinet Mercalex yaa ngi nekk inspecteur des impôts et domaines 2016 lañ la dàq nga dugg Atlas Group 2017 mai 2018 ci nga jël dossier bi yóbbu ko procureur août 2018 nga toog ak famille bi waaye léegi yow famille bi yaa ngi njëkk a toog ak ñoom août 2018 kon kañ yow kañ nga jot a jiitu ba soog a signé ak famille bi document bi ñu yor dara du ci dëgg c'est facile nag nga créer ay document ak yooyu mais dara du ci dëgg fi may daanelee mooy askanu Sénégal nañu am fulla am fayda ñun ñëpp nag parce que 94 milliards yi du Ousmane Sonko ko moom du Mamour Diallo ko moom du Macky Sall ko moom du Maître El Hadji ko moom du keneen ko moom suñu alal la gannaaw ba yoon def ci jot a fay 3,4 milliards nañu wax ci lan lañu sukkandiku ba fay 3,4 milliards ba Mamour Diallo mën a defal Tahirou Sarr ay këyit yu mu mën a fayee ko 94 milliards yi li ci des nag mu ñu bëggee mu leer na justice def liggéeyam te ci loolu la ñuy woo képp koo xamante ni dañuy liggéey justice war nga am taxawaay pour que dossier bi leer loolu nekkoon kàddu yi di leen jéggalu bu baax a baax di wax patriote yi rek nañu taxaw te xam ni lim nga xam ni moom la nguuru Macky Sall mbébét ca la nekk ba tey mooy seen yitte fexe ba te li mu ci gën a métti mooy fexe ñu pour gëm Ousmane Sonko de ñoom li ñuy fexe mooy pour wane ni Ousmane Sonko nii ñoom la mel noppalu leen melul ni yéen bëggul mel ni yéen te du mel ni yéen donc na patriote yi taxaw pour que lépp loo xam te ni dañ koy jéem di ko teg suñu leader ñu ànd ak moom ngir conviction pour que ñu taxaw ci sénégalais yi xam ni du dëgg di leen joxaat dig daje peut-être ci ay yeneen jamono wasalaamaaleykum wa rahmatullah